ngi dalal tey ki nga xamante ne moom mooy Alioune Sène di coordonnateur club modèle ñu nar a waxtaanee li nga xamante ne moom mooy série de noyade les maîtres nageurs et sauveteurs sonnent l'alerte awa. Femme lu ngeen wane chaise bi émission bi di léegi dañuy émission bi ci digg bi. nit ñi di jug di doxantu. di ambassadeur yi di tambaambaalu. waaw ñëwal rek ok ñëwal rek. ambassadeur yi di tambaambaalu ñëwal gis nañ la Mansour yaa ngi ci large bi gis nañ la ambassadeur rek léegi émission muy en pleine émission muy jug di dem. anama ambassadeur kese. yow de buñ la nee na nga. nee na nga ñëw toog ñu may soufflé kër pour nga ñëw toog jàll rek gis nañ la ñu tegee lu raw ambassadeur xaw ma fu ñu jëm. ambassadeur kese ngay wax ci émission di dem di wuy téléphone. non garab yi laa doon naan garab yi. kan mooy ci dara de. man ngeen naan siiwal. 14-15 millions de francs très bien fait toutes mes félicitations. waaw léegi comme ni nga ko waxee rek ci série de noyades yi nga xam ne moom lañ fi nemmeeku jamono ji te mu bëri loolu ci géej gi ñu gis ni sax njiitu réew mi jëloon na ay dogal ñi dinañ renforcer li nga xam ne moo di sécurité bi par rapport ak géej gi ak teg daan ñenn yi nga xam ne ñooy dem ci plage yi nga xam ne moo di internet waaye tey suba da ngeen amoon daje ak ki nga xam ne moo di ministre bi est-ce que mën nga ñëw ci daje bi ak yel dogal lañ fa jot a jël. waaw en fait maa ngi nuyuwaat ñëpp di wax ne rek comme ni nga ko waxee parce que bi xew-xew yi nga xamante ni moo am ci géej gi xale di ci ñàkk seen bakken son excellence dafa génnoon vraiment jël ci ay mesures. ci kaw loolu aussi ki nga xamante ne tamit yaakaar na mooy collectivité territoriale mu instruire leen ba ministre de l'intérieur tey mu convoqué woon ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci gox-goxaat yi mooy direction de la jeunesse. mooy ñi nga xamante aussi ñoom ñooy DPC association des maîtres nageurs maires yi ñoom ñëpp tey jii la leen dalaloon parce que aussi dafa am benn liggéey bu nga xamante ñun dañ ko doon yàgg demandé mooy à ce que ñu reclassifier waat plage yi nga xamante ne nii dañ ko interdire yàgg na. donc ci liggéey boobu aussi waa DPC ñoom ñu ngi ci woon mais d'après li nga xamante aussi mooy information bi jógee foofu mooy que Covid bi moom moo taxoon xëy na ba. jébbalu ñu woon peut-être rapport yi mais tey bi mu loonu woowee je pense que liggéey bi nga xamante ne ni moom la doon xaar ci moom li taxoon ñu doon jooy fan yi yëpp mooy def nañ ci ay jéego mooy ñi nga xamante ne ni war nañoo taxaw ci jël seen ay matuwaay ci wàllu sécuriser plage bi kenn ku ci nekk ci gox bi nga nekk yaakaar naa wax na la nga xamante ni moom mooy sa taxawaay ci loolu maintenant nag comme tey moo nekkoon ndaje bi donc ñun dañuy xaar rek suite bi nga xamante ne nii moom la instruire ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa ñëwoon ñu xool aussi fii ak ci kanam doxalin bi nga xamante ni ñun moom la ñuy xaar ci ñoom. d'accord tey bu ñu nee plage interdite ñu xam ne kenn war faa sangu est-ce que dina jar foofu noonu ñu fay teg li nga xam ne moo di maître nageur parce que je pense que bu ñu nee c'est interdit mooy kenn war faa jege kenn war faa sangoo mais ñu bàyyi ba nit ñi di fa sangoo ñu ne maître nageur war na fa mën a dem. pour taxaw fa est-ce que loolu mooy yoon bi est-ce que bu ñu nee tere nañ ko rek dañ faa war a bàyyi. waaw en tout cas bu ñu nee tere nañ logiquement mooy dañu war a bàyyi. parce que bu ñu nee interdit rek lu ñu ne interdit rek cela veut dire que foofu dañ ko war a bàyyi. mais dafa am loo xamante aussi ñun dañu ko jël exemple ba pare et que aussi dañ ci dox ay ati. parce que club modèle ak association des maîtres nageurs ak collectif Xeex Lab. ça fait presque 12 ans ak waa DPC chaque année dañuy wàcc sur le terrain di def ay sensibilisation sur les cas de noyade tey jii am na yenn yoo xamante ne ay chiffres la bu ñu la ko waxee sax da nga naan non lii mënul am Sénégal mënul am ay cas de noyade ci toll nii buñ ci eggee naa la ko wax mais tey buñ ne par exemple littoral bi dañ ko interdire littoral bi mooy par exemple BCEAO jëm unité 15 Cambérène jëm Malibu Hamo 6 Gàddaay jëm ba Malika donc fi ba Saint-Louis littoral bi la littoral bi mu nekk géej gu doy waar ci danger mais ñu gis que ne aussi ñi nga xamante ni tey ji ñoom la ñuy liggéeyal ñu identifier fi ay zone yi nga xamante ni zone bi mën nañ ko sécuriser parce que pourquoi ñuy demander que ne interdiction effectivement am na te fu ñu interdire dañu war a arrêter waaye tey dañu gis que ne askan bi nga xam ne moo nekk ci banlieue bi yokk gi mu yokk xale yi nga xamante ne nii ñoom xamuñu luñ tere ak luñ terewul tey jii bu fekkee da nga jël BCEAO bokkoon na ci plage yi xam nañ ko tere woon BCEAO. bokkoon na ci plage yi xam nañ ko tere woon. léegi bokkatu si. léegi bokkatu ci mais dañ ko surveiller ba pare baliser ko parce que bu fekkee da nga aménager ay zone de baignade
tey jii techniciens yi xool mooy tey ji rek li ministère de l'intérieur doon def ak ñun mooy lan ñu essayer reclassifier waat plage yi ak ñan ñi nga xamante ni peut-être moom mooy sapeur yi ñu dem wàcc sur le terrain parce que littoral bi baaxul mais am na ay zones yu nga xamante ni buñ ko identifier foofu sable bi fa nekk amaana fi sable bi di mouvant yi ci kanam lay doon donc bu fekkee délimité nañ plage bi baliser ko mais teg fa ay surveillance de baignade ak ay maîtres nageurs amaana xale bi balaa muy jéggi fi nga xamante ni fa la danger bi nekk dina mën a am ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo koy woowaat à ce que mu bañ a egg fi danger bi nekk BCEAO noonu la meloon mais BCEAO tey jii boo xoolee ñu ngi fay liggéey ñu ngi fay ñii ñu ngi bay seen waar foofu soo demee yaa ngi fa fekk tey jii jigéen ñi di jaay lakku jën ñii di def institut mais fi nga xamante ni képp koo xam ne tàmm na aussi dem BCEAO parfois bu ñëwee BCEAO des fois day ñëw fekk benn zone mais bu subaa bu ñëwaatee day fekk zone boobu ñu pusaat ko xam nga la moo koy waral parce que identification boobu ñi nga xam ne dañu koy def maintenant jo saay bu xëyee day xool tey fan mooy fi nga xamante ni mooy zone de danger bi ñu def fa drapeau bu rouge c'est-à-dire xëcc balise yi puis def fa benn périmètre nga xam ne dañ naan fii ba fële c'est-à-dire nit ñi duñ fa dépassé 9h lay ubbi 19h lay tëj mais ni mu amee BCEAO mën nañ ko identifier ci littoral bi fi nga xamante ni tey jii fa la catastrophe yi di amee Malika li fi xew keroog beneen affaire la te li xew Malika moo xew Mbaaw ñu étouffé ko kenn waxu ko mais bien sûr mais Mbaaw vendredi mais lu xewoon Malika moo fa xew vendredi presque ñaata corps lañu génne ci keroog gars yi génne nañ plus de 8 corps la ñu sauvé mais am na juróom-ñaari xale yu ñàkk seen bakkan information boobu man dama waaru sax ba lu tax dégguñu ko tey it démb dem nañ fa ñi nga xamante ñoo leen sauvé ak famille victime bi dem nañ ba ci ñoom donc tey nañuy bañ di nëppal tey wax askan bi rek li nga xam ne moom mooy am parce que dina dimbali njaboot gi dina dimbali tey waajur yi ñu mën a aussi canaliser xale yi c'est important parce que tamit dama koy faral di wax soxna Leena métti na trop yaay booy toog ñu jël responsabilité teg ko ci kawam sa doom dem jàngi waaw téyewuloo ko surveiller wuloo ko responsable parent la sa doom tàggu la dem école génn école ànd ak ay xaritam bàyyi ay bagage am kër xaritam booy nañ dem géej waaye taf ñëwaat nga dem des fa loolu lu ci waajur mënt dara nga ñëw toog war a yekk añ ñu indil la saak indil la dàll ne la lii de sa njaboot a ko moom soxna su baax si loolu tout dis nañu dañ leen waxante dëgg loolu moom moo waral nag ñu ne interdiction bi nga xamante dañ ko interdire littoral bi effectivement waruñu fa teg maître nageur mais aussi bu ñu xoolee ba càmbar jàpp nañ ne war nañ fa war a mën a teg maître nageur ak ay surveillance de baignade mais bu fekkente ne reclassifier nañ plage yi bu fekkente ne zone de baignade yooyu identifier nañ ko ba mën a sécuriser plage bi parce que tamit maître nageur yi compétence bi dañ ko joxe parce que maître nageur bi collectivité locale yi ñoom ñoo leen waroon gérer compétence justement compétence transférée la donc tey bu fekkente ne maire yi nga xamante ne ni tey ak acte 3 de la décentralisation bi daf leen permettre sax ñoom ñu mën a am benn koom bu leen mën a gérer seen truc am na lu nga xamante boo leen ko wax sax da nga naan non li ma waxoon ci njëlbeen rek affaire bi fi mu war a déparé foofu moo njëkk a nekk fi nga xamante moo xaw a yolom mais bu dëgër rek lépp dëgër moo tax ñun dañuy demandé waat rek tey ki nga xam ne mooy son excellence ñu ngi ko koy demandé fan yëpp mu def ci conseil présidentiel mbir mi mu jël ko au sérieux parce que Mansour tu t'imagines depuis bu ma la waxee ne de 2015 à 2018 am nga presque 1023 morts. waaw 2018. waaw. ci wàllu 2015 d'âge 17 ans. 13 10 ku ci gën a mag ay 22 ans 24 ans la am. diggante 2000 li tax sax noyade bi xaw a sax wàññeeku woon daaw mooy Covid bi. te loolu sans compter ñi nga xamante ne ñoo jël gaal. Covid bi. léegi tey actuellement ni demaguñ fenn mais ci benn mois nga compter ci presque 40 et quelques xale. 40 et quelques xale ci 2 semaines am na 14 morts ci 2 semaines yoo xam yu amul sikki sàkka 2 semaines mbaaw après nga dem aussi Malika. tey jii da ngay dégg kaaw Malibu xale bi day labee Malika wala mu labee Gàddaay feeñee Malibu
wala mu labee Mali bu feeñee Malika parce que foofu ni courant bi di def la fi ni mu lay yóbboo la moo tax ñun dañ doon wax ne c'est am na loo xamante ni bu fekkente ni dafa jar pencoo ci nañ ci pencoo xam ne njaboot gi nga xamante ni ñoo nekk di ñàkk seen bakkan ñooy njaboot gi nga xamante ne nii tey jii ñoom ñooy suñu avenir u dëkk et que aussi damay interpeller encore awa nga baal ma waa éducation ministre de l'éducation c'est-à-dire ñu jël programme boo xamante dañuy sensibiliser xale yi ci géej gi ñu boole ko ci njàngale bi grand am na solo trop parce que gis nga xale yi dee ci géej gi wallaahi ñi dee ñëpp ay élèves lañu ñii ay bac la ñuy def ñii def nañu daaw am na koo xam dafa def anticipé ba pare des ci géej gi xale bi gaañu nii géej waay maa ngi jaalewaat seen waa kër Mouhamadou Rasoul après mu am sax xale boobu école la jóge dem booy yi gaañu nii mbaaw la même chose démb bu ñu fa demee rek di def reportage am na ay xale ñu fa fekk booy dañ doon daw caméra bi parce que dañu ne bëgguñ ñu gisee parce que seen wayjur yi bu ñu leen gisee dañ leen indil ay jafe-jafe c'est beneen affaire la léegi nag ñooñu nga xam ne yow mënoo leen téye mënoo leen canaliser nga la waay essayer nga sécuriser leen surtout parce que d'accorduma ci ñu jël force de l'ordre bi teg leen ci géej gi tout au long plage bi nga naan da ngay dàqante xale ak ay fas te ñuy wax sànq problème insécurité ci dëkk bi ñuy wax sànq tey jii fi nga xamante ni tey jii moom mooy agression bi police mënut a doy gendarme mënut a doy nga bëgg jël ñooñu encore tegaat leen ci plage pour ñu dàqante xale yi mais pourtant ci buñ ko bëggee def dinañ ko def parce que boo seetloo ci Covid bi daaw waxuma sax sangu mais même pour toog sax dañ ko doon tere da nga sentiroon présence force de l'ordre yi ci plage yëpp foo mënta dem seen présence mi ngi fa dañ ci woon veiller bu baax a baax pour nit ñi buñ fa doon sax toog léegi pourtant nag surveillance boobu mun nañ ko defaat ci nii nii. mais nag dafa am contexte boo indi léegi muy Covid bi. Covid bi daaw permettre la woon yow. muy man muy kii que ce soit c'est-à-dire tey jii ngay génn wala ngay dem où que ce soit. Covid bi daaw. yàlla xam na ne loolu man su ma koy wax sax damay ragal Covid moom vraiment na fi jóge ba ilaa mi diin mais Covid bi daaw moom ça dafa permettre woon force de l'ordre yi ñu mën a xam ne sax ñu am nañ force de l'ordre présence boobu waaw parce que mën na amaat peut-être Covid bi moom moo war na loolu mais gis nga tey bu ñu demee ba jël Kër Massar def ko arrondissement cela veut dire que Kër Massar ni mu yokkoo maar détaillé mais awa xale yooyu da nga leen mën a téej tàngaay bi ci biir kër yi dëkk bi xat na xam nga sànq yéen a ngi wax kaawu Grand Yoff gis nga Grand Yoff dafa am ñoo xam ne bëccëg la ñuy nelaw am ñuy nelaw guddi ndax xat-xataayu kër yi ak bëri waayu dëkkuwaay yi ñi nga xam ñoom ñoo dëkk ci kër yi gis nga loolu il faut que ñu bàyyi xel que ne. sunu plage yi fi nekk est-ce que du image bu ñu nit ñi bëgg a wax ñun ñi tamit est-ce que réellement c'est la réalité bon ça se dit mais bon loolu je ne crois pas que ça soit une information plausible aussi que ñii dañuy nelaw bëccëg yi ñii nelaw guddi. waaw ñun dañu doon liggéey bon je pense bien que mën nañoo jàpp que ni y a la promiscuité loolu personne n'en disconvient pas. mais sëñ Mansour li ma lay wax nii n'est pas sérieuse parce que dafa man Grand Yoff laa dëkk la tontu ma loolu parce que Grand sëñ Mansour non comme fa la dëkk garaawul non lien bi dama bëggoon rek information voilà mooy même information Ousmane bii mu waxee sànq da di information xam ne boo toogee ci plateau dafa am wax yoo xamante ni daf lay engagé bu ñu ko waxee mais justement man soo fi toogee tey ñu ni dafa am ñu Grand Yoff ñoo xamante ni dañuy tëdd bëccëg gi day guddi gi ñii di tëdd ñuy relewu lool man su ma accepté information te musuma ko gis teg ma ci sama non man nag dama ko gis day doy waar beneen bi moom mooy Ousmane mii tamit bu toogee fi tey ne ñun loi bi tey ay français ñoom ñoo ko bind loolu tamit ñun buñ toogee ça nous engage loolu tamit il faut que ñu am ay preuves yoo xamante ni plausible yoo xamante ni moo tax nag man li may wax nii bokkul ak lii sama naataango bi doon wax man li ma la wax nii waaw dama ko gis quoi dama ko gis parce que Mansour ñu nga dëkkee Grand Yoff man sama mbokk ñu ngi may seraan ni lañ dëkkee Grand Yoff Moussa Koné bi football fii la dëkk Grand Yoff sama petit frère la yaay mag sama yaay ñu bokk benn yaay kon man xam naa Grand Yoff bu baax a baax waxuma pour wax nii rek quoi mais xam xëy na soxna lenn aussi am na fu lay téye mais awa leneen tey ji bu ñëwee ci li nga xamante aussi moom mooy wàllu géej gi mais tey fi nga xamante ne nii dañ ko autorisé mais dañ ko privatiser waaw fi ñu autorisé yëpp dañ ko privatiser mais da ngay fay dañ ko privatiser loolu nag mooy yéen ma yaakaar ne seen combat bu njëkk sax foofu la war a mais foo la njëkkee voilà parce que yéen ñun ba pare sax ñu ko privatiser ñan la mais yan nationalité la ñu am ndax doomu réew mi la ndax ñoom ñoo fay exercer ndax ñoom ñooy engagé doomu réew yi ñu fay liggéey ndax dañoo créer ay emploi ñan la est-ce que possibilité ñooñu noonu am loolu ñun tey bu ñu nekkee ci nationalité étrangère est-ce que ñun am nañu possibilité loolu ci seen i dëkk wala est-ce que waruñu woon gën a corser mbir yi waaye géej boo xamante ne tamit yàllaa ko def yàllaa ñu
nattoo def baax. parce que lii nattu baax laa koy tuddee jox ñu position géographique bu extraordinaire. géej gi wér ñu dex ji wér ñu lépp wër ñu mais ñu mu nekk problème pour ñu dem accès ci ndox bi loolu tamit foog ñu lijjanti ko. non moom laa lay expliquer ni xam nga tey souvent dañuy wax que ne géej gi dañ ko te géej gi kenn dañ ko tere sangu mais kenn terewul géej. parce que dañuy wax que ne souvent littoral dañu ko interdire mais il faut que parfois aussi bu ñuy joxee information ñu mën a wax ak askan bi que ne leen c'est la baignade qui est interdite mais pas la fréquentation plage bi fréquenté ko mën nga ñëw toog féexlu voilà mais bu nekkee fu gën a baqene fi nga war a féexlu da nga war a fay nag fi gën a baqene fu loolu coow li loolu nag ñun mën a accéder sax la ñuy clôturer lépp doo dugg sax dafa am bokk na ci suñu ay combat parce que tey parce que nu mën cee jot parce que tey damay cité kenn koo xamante ne mu ngi ci mooy Camaraxal mais li ngeen fa gis du état bee ko fa def genre piscine bi ñu créé jël fa ay roche ay xeer def ko fa noonu xale di fa yem mais Camaraxal moo ko fa def loolu état bi def ko fi de mais tey bu fekkonte ne képp koo xam ne dañ la jox ñun suñu suuf suñu moomeel nga war retourner encore di ñu fayeeku mais nga def loo xamante ne nii yow boo ci amee as dërëm ñun ñu am ci sécurité mais ñun mënuñu ñàkk sécurité fi ñu dëkk war a dem jóge Géejawaay wala Malika wala dem Val d'Or fay dem Monaco plage fay li la fayu bu sa amuloo ko donc li ñuy demander encore une fois mooy c'est enclavé, c'est compliqué. mën na nekk li mën a nekk mooy mën nañu aménager des zones de baignade te je pense que tamit ak ministre de l'intérieur tey def nañ ci jéego. D'accord.